laaj ko lan moo ci gën a fës. Papa Abdoulaye Der ñu ngi lay fay di nuyu téléspectateur yu télévision Futurs Médias xibaaru marax yi bonk yi ci gën a fës léegi lay doon. ngeen jëf mbokk yi ci safooka ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ak ponk yi ci gën a fës ni ñu ko waxee mu mel ne député yi fare ci kujje gi nga nekk ca pencum ndawi réew ma lan waxoon def nañ ko mu jëm nag ci loi bi soxal wàllum terrorisme tey ji ci àllarba ji Cheikh Bamba Dièye doon wax ci turu ñaar fukki député ak benn ànd na ak ab huissier de justice dem ca conseil constitutionnel la ñu bëgg rek mooy ñu neenal loi bi ñu voté woon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi nu nekk mu soxal wàllum terrorisme la mu ca teg moom député bi ne terrorisme naam ñëpp ko war a xeex ci askan wi waaye itam waree su koo jàppee yat boo xam ne dañu koy gàll ci ndodd képp ku jóg ngir xeexal lu jëm ci wàllum démocratie daañ ci gën a ñëw ci biir xibaar yi beneen ponk mbokk yi mooy lu jëm ci wàllum napp gi ak accord yi nga xam ne des ko xaatimoon diggante réewum Sénégal ak Gambie des ko dakkalandi ay nappkat yu fare ca diwaanu Mbuur Géej ne mbir mi xaw naa doy waar ñu ne sax lenn ci ay nappkat bu ñu moytuwul seen ëpp liggéey dina ami gàllankoor loolu yëpp itam daañ ko fas yéene faram-fàccee ak Abdourahmane Diallo teewal groupe Futurs Médias ca diwaanu Mbuur Géej beneen coow ca diwaanu Matam la juddoo gynécologue ba nekk ca bërëb ba yëkkati woon na ay kaddu wax rek nga xam ne ñoom ñooy kilifay dëkk ba ak itam nanu bëggee rek daal di doxalee na mu leen neexee ci wàllum wér-gu-yaram moom dafa gis ne hôpital ba aw tur doo nga fa nekk moom di docteur Mamadou Demba Ndour nag gannaaw ba mu yëkkatee kaddu muy kaddu yu dëgg ci gis-gisam foofee ca hôpital ba directeur ba teg na koy daan di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi waxtaan wu yaa la séq ak Ali Bandel Niang moo toogal groupe Futurs Médias ca diwaanu Matam. dossier bés bi ñu jagleel ko ceebu jën Penda Mbaye dañ ko koy dàkkantale ndax dina bokk ci moomeelu àddina wërngël këpp daañ ci xam dara fukki fan jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre bi nu dëkkmal ci Sri Lanka lay amal UNESCO mooy amal boobile teewaay laata loolu amal nañu ab xew-xew ci diwaanu Ndar Géej ña ko seqoon itam di ndawi UNESCO askan wa ak ñu seen xam-xam maa ci jëm ci wàll wi ñu ne nag lu ci mën a am rek warees naa nag dakkal saf-safal yi ñuy yokku ci ceebu jën te du day wàññi bu baax cafka gi mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. aywa xibaaru marax yi dañu koy door ak nanu ko junjee mu mel ni député yi fare ci ku jégi lanu waxoon def nanu ko ndax tey jii daal loi bi soxal wàllum terrorisme yóbbu nanu ko foofee ca conseil constitutionnel ca greffe ba ki nga xam ne nag mooy Cheikh Bamba Dièye bokk ci ñaar fukki député ak benn yi àndul ci mbir mi ànd na ak ab huissier de justice bu ñuy woowee maître Wendé Dieng la ñu bëgg rek mooy ñu neenal loi boobu nga xam ne voté nañ ko foofee ca pencum ndawi réew ma ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu nekk la mu ca teg moom député ba ne daal xeex terrorisme xeex la boo xam ne askan wépp ci war a bokk waaye nag dafa fekk ne dañu bëgg a jàppe terrorisme day rek loo xam ne duñu ko nangu ndax képp ku jóg di xeexal lu jëm ci liberté ak démocratie fii ci réew mi waree su laa jàppe ab terroriste ba bëgg a jël aw yat di ko gàll ci sa ndodd dineen ci ñëw ci suñu yeneen jataay xibaar ak Habib Faye mënu yónni ca pencum ndawi réew mi ñu wax itam ci leneen lu soxal yoon démb ñu ngi leen ko doon wax ki nga xam ne nag moom mooy Souleymane Teliko mu mel ne jëwriñ bi ñu dénk wàllum yoon xaatim na wala boog joxe na ndigal ngir rek ñu mën koo topp yoon mën koo topp ci coow li juddu ak digganteem ak Madiambal Diagne ñoom nag magistrat yi bu leen gisee lu ni mel ñu ne dafa am lu leen jagleel ni ko article 25 di waxee rek lu jëm ci seen ab nekkin ak lu ni mel moom Madiambal Diagne nag mi sàkku
ñu yoon topp ko indi ay leeral ci mbir mi mu ne kàdduy tuuma la yu Souleymane Teliko teg ci ndoddam te bu ñu defut ab liggéey leeral ko dina nekk mbir moo xam ne daal dina métti ci moom ki nga xam ne nag moom mooy Daouda Mine nekk fii ci groupe Futurs Médias xam-xamam màcc jëm ci wàllu woowee di muy taskatu xibaar itam indi na doxalin yi nga xam ne moom Madiambal Diagne war na faa jaar muy ñaar dañ ci ànd ak Chérif Dia ndax Chérif Dia moo taataan kàddu yi Daouda Mine. loi bi nga xamante ne moom moo prévoir le statut des magistrats moom moo ne képp ku nga xamante ne justiciable nga képp kuy sénégalais am nga possibilité poursuivre un magistrat dénoncer ay faits yu nga xamante ne jàpp nga ne magistrat bi da koo def su fekkee ne nag da nga ko dénoncer yaa ngi koy dénoncer auprès du ministre de la justice. su fekkee nag lu nga xamante ne c'est d'ordre disciplinaire en ce moment là ministre de la justice moom si boppam dafay activer ñi nga xamante mooy conseil supérieur de la magistrature nga xamante ne dafay statuer en matière disciplinaire. maintenant article 25 bi daf ne su fekkee ni ay infraction pénale la le ministre de la justice dafa war a joxe autorisation pour que ñu mën a poursuivre kooku nga xamante ne moom mooy magistrat bi loolu moo xew nag parce que Madiambal Diagne bi mu bindee ministre de la justice dafa joxe autorisation pour que Madiambal Diagne mën a poursuivre Souleymane Teliko. maintenant procédure bi nag nan la comme ministre de la justice adressé na une correspondance au procureur général près la cour d'appel ñaari possibilité moo am dès que autorisation boobu am Madiambal Diagne mën na def léegi dañuy woowee citation directe parce que affaire diffamation la bu ko defee juridiction bi war a juger jël affaire bi juger ko mën na am procédure d'instruction également mooy ñu def li ñuy woowee enquête préliminaire en ce moment là procureur général en personne moom mooy déglu magistrat bi wala mu choisir benn magistrat bu nga xamante ne dafa yem grade ki nga xamante ne moom la ñu topp bu ñu paree ci loolu nag ñu jël dossier bi yóbbu ko juridiction de jugement muy cour suprême su fekkee ni nag délit la c'est la chambre correctionnelle bu cour suprême moom mooy jugé su fekkee ni crime la c'est la chambre criminelle bu cour suprême moom moo war a jugé loolu la texte yi prévoir. ñu wax ci leneen muy liggéeykat yu poste xam ngeen ne fan yii yëpp ñu ngi doon yëngu-yëngal tàmbalee ko ci ay toogaanu ñaxtu ak itam jàkkaarloog taskatu xabaar yi tey dañoo xëy ñoom ñëpp takkaay morso yu xonq bokk na ca la ñuy ñaawlu ñoom nee ñu anam yu métier ni liggéeyee ñoom ña nekk foofee ca poste ba noppi itam nguur ak Sénégal yore leen ay milliards yoo xam ne boobu ba tey ñu ngi ciy topp di daw te gisuñu dara dañ ci ànd ak Mamadou Fall ak Thierno Laurent Mendy ñoo fa xëy doxantu. poste boîte bu bëri problème di gis-gisu liggéeykat yi nga xam te ni ñoo bokk ci syndicat national yu travailleurs yu poste ak télécommunication mënatuñu nag supporter li nga xam te ni moo di jafe-jafe bi seen boîte di dund tax tey ñu daal di décréter li nga xam te ni moo di àllarbay morceau yu xonk. dafa nekk ci ay jafe-jafe yu tar yoo xamante ni buñ ci bàyyiwul xel 4300 travailleurs yi nga xam ne ñi ngi ci poste bi boo moytul ñoom ñëpp seen liggéey dafa nar a nax saay parce que nag nguur gi rôle bi mu waroon joué wu ko moom mooy nommé ay directeurs généraux te bu nommé ay directeurs généraux ba pare du leen contrôler depuis 15 ans benn corps de contrôle ñëwul poste pour contrôler la gestion des directeurs généraux. Njaxare kon moo gagné yële liggéeykat ndaxte ñoom jàpp nañ ñi ab mauvaise gestion moo indi li ni mel. salaire yoo xam ne dañ ko daan jot le 25 le 24 le 26 tey dañuy dem ba dugg ci beneen weer doo ko fayee ko mooy wàññi ne kon mi ngi am problème bu ñu continuer loolu dañuy dem si cessation de paiement de salaire parce que fa la ñuy leen jëm ndax ni ko doxee nii jëmul kanam lii travail ma la wax ñëpp a tiit. liggéeykat yooyu nag bëgguñu benn intermédiaire seen diggante ak président de la république lu ñu bëgg kay mooy mu dalal leen ci ñu mu gën a gaawee. ñun soxlawuñu directeur cabinet recevoir ñu président de la république dañu soxla mu recevoir ñu président de la république bind nañ ko ba tey ay correspondance pour mu recevoir ñu audience ñu mën a toog ak moom waxtaan ak moom ci mbiru poste. seetlu gi benn la mboolem bureau poste yu ñu doxantu gis nañ ni respecté nañ lii di mot d'ordre de grève bi loolay sax may yenn ci liggéeykat yi nii combat bi dañ koy wéyal ngir rek sàmm li nga xam te ni mooy seen bërëbu liggéeyukaay. Mamadou Fall ni ñu takkee ay morceau yu xonk fii ci Ndakaaru ne itam lañu ko takkee ca diwaanu Ziguinchor ay liggéeykatu poste ba tey ñoom ñëpp ñoo bokk la ñuy ñaxtu la ñu bëgg rek mooy ñu daal di déglu kilifa yi nga xam ne jaar nañu ca bërëb ba ndax nee ñu buñ ko defulee kër googee mën naa xëy naax saay wala mu dugg ci ndëgg sarax koo xam ne dinañ indil ay gàllankoor ñoom yooyee liggéeykat ci diwaanu Ziguinchor Boubacar Diassi ak Lamine Mandian ñoo fa toogal télévision Futurs Médias. ab ñaxtu la liggéeykat yu nekk ci poste bu Ziguinchor xëyee tey ñu daal di takk ay sagar yu xonq ngir ñaawlu anam bi ñu yoree seen barab bi ñuy xëy. sagar yi nekkul lenn lu dul wone njaaxle parce que suñu kër gi di poste fi jàppul dina nërmeelu te su nërmeeloo waalo dina ñaaw ndax tey jii nii bëri na ñuy liggéey poste ñoo xamante ne ay responsable de famille lañu ay nit yu yor ay njaboot lañu. kon su nërmeeloo ba ñooñu waroon ñàkk seen liggéey dina ñaaw loolu. liggéeykat yi di ñaan chef de l'État mu daal di auditer poste ngir man cee génnee lépp luy gàq-gàq.
wax ko ne ko war naa jóg instruire ñu auditer ñu saytu kër gi nu muy doxee ñu saytu li ci nekk mu joxe ay dogal ay digal pour que ñu teg ko ci yoon. ñaxtukat yi interpellé it kenn ci seen njiit maanaam directeur général poste bi. ñu ci woo tamit directeur général de la poste pour mu xam ne kër gi patrimoine la patrimoine nag boo gis bu fekkee patrimoine national la question de souveraineté la donc jaadu na ñu respecté ko jaadu na ñu gunge ko jaadu na ñu yor ko ci yorel gu rafet. liggéeykat yi nekk ci poste bu Ziguinchor ne bu fekkee seen directeur général dëggu leen waaye chef de l'État Macky Sall daañu wéyal seen ñaxtu bu ñu xëyee tey. aywa Boubacar Dias yi ñu des ba tey ci coowal poste di fàttali rek ne ñaari ayu bés ca gannaaw ka ñu ko dénk borobu liggéeykaay boobu di Abdoulaye Bibi Baldé ma ngay dalal xel yi ne lu ci mën a am rek dinañ fexe ba indi saafara ci yooyu lee tawat ba noppi itam la mu ca teg mooy nee na benn liggéeykat duñu ko dàq foofee ca poste ñu teewlu kàddu yi Abdoulaye Bibi Baldé. Chers postiers, chers postiers, je comprends. Postier ak postière xam naa bu baax situation bi tey ji bi am ci boîte bi mu di nag loo xamante ni ay baat ngi jóg ngir wax yenn yi waaye wàllu management ak wàllu marché fii lépp jaar yoon ma leen di xamal ni danaa def lépp nag ba conserver li nga xamante ni moo di climat de paix bi fi amoon ak entente bi nga xamante ni depuis bi ma ñëwee fii ba léegi moo fi am dama mës a gérer entreprise bi ci rigueur ak ci transparence am naa ci conscience lépp lu nekk nag wàllu liggéey ak liggéeykat yi ak emploi yi danaa def sama kéem kàttan ba dara du ci den loolu bokk na ci li nga xamante ni moo di sama préoccupation principale amul benn nit boo xamante ni dana fi ñàkk liggéeyam amuñu itam benn problème de marché te duñ ko am procédure yëpp dañ ko respecté discussion yi nga xamante ni jug na fi ak état loolee ngir ñu delloo ñu li nga xamante ni mooy bor buñ ñu ameel danañ ko topp incha allah bu leen fàtte ni dama doon entreprise boo xamante ni ay jafe-jafe rek laa fi fekk waaye ay at a ngi nii ay jafe-jafe rek laa fi fekk waaye li ñuy wax rek mooy nañu jàpp ndaxte du jamono yi nekk fii di waxi problème baa ñuy situé ay responsabilité beneen ponk itam bu ñu leen junjoon muy accord yi soxal lu jëm ci wàllum napp gi dox diggante réewum Sénégal ak Gambie xam ngeen ne des ko dakkalandi loolu nag tax na ba yenn ci ay nappkat yu fare foofu ci diwaanu Mbour Géej yëkkati nañu ay kàddu lañu xamle mooy loolee mën naa juri jafe-jafe jëm ci wàllub liggéey beneen kuréel itam buy toppatoo lépp lu jëm ci wàllum napp gi ñoom daal ñoom nee ñu daal ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi seq dëndëb Afrique bi war nañoo gën a bokk ab jotaay xeex jafe-jafe yi ñu jànkoonteel mu aju ci napp gi ca Mbour Géej Abdourahmane Diallo lañu fay fekk mu ànd ak Mamadou Gueye ci caméra bi. ay nappkat yu ñu fekk ñuy def seeni liggéey ñenn ci ñoom sax dañuy door a jógee géej ñoom yëg nañu député Gambie li ñu wax ni nañu xoolaat accord yi nga xam ne dafa am ci diggante Sénégal ak Gambie ci lu jëm ci wàllum napp gi. loolu day metti ci Gambie day metti ci ñun parce que day am jën boo xamante ni Sénégal bi day jógee fii di dem Gambie di ko jëli Gambie yi dañuy jógee Gambie daanaka di mbaal si zone Sénégal kon suñ taxawee ne dañuy tëj géej gi du ñu arrangé na ñaari gouvernement yi waxtaan. parce que napp bi moo àgg foo xamante ne gaal day tëbbe fii suba dem Gambie nappi teer si waat Sénégal kon bu ñu demee ba tëj frontière bi kenn ku ne day am foo xamante ne wàllu napp da nga fay yem te su boobaa daanaka poisson dootul bareeti. ndaxte kii Gambien war na ñëw Sénégal lijjanti affaire am Sénégalais war na dem Gambie lijjanti affaire am kon tëj moom baaxul ku ñu tëj moom yow mënatoo am sago si leen kon nañu ñaan yàlla rek jàmm di dox suñu diggante Gambie ak Sénégal. ci jamono jooju kuréel gu ñu duppee confédération africaine des organisations de pêche artisanale daal di dajale ay ndaw yu jógee ci réew yu bari ci Afrique ñu yëngu ci wàllum napp gi ngir ñu mën a xool nan la ñuy def ba ñoŋal napp googu waaye tamit xool gàllankoor yi. gis nañ ne ay at yu bëree nappa bu ndaw bi daal daanaka fullaluñ ko liñ gën a fulla mooy nappa bu mag bi soo nga gis ne nappakat yi nag àdduna si yëpp. di coow di yuuxu ba ñu defal leen document boo xam ne moo leen arrangé document moo xam ne seen tur la am na seen tur la jël ak seen sant mooy nappa bu ndaw bi soo loolu mooy li nga xam ne moom lañ jël tey pour jàngal xale yi naka leen war a yóbboo nappa bi kanam. ci atum 2022 bi moom la ñu décrété at mi nga xam ne dañ ko jagleel napp gi ak aquaculture.
aywa ñu sant ko gërëm ko moom Abdourahmane Diallo wax itam ci leneen coow ci diwaanu Matam la juddoo xam ngeen ne gynécologue bu hôpital bu Matam ki woon na ay kaddu di ñaawlu rek doxalinu yenn ci kilifa yi mu aju ci wàllum wér-gu-yaram lam ca teg itam moom docteur Mamadou Demba Ndour ne hôpital ba bu weesoo turwa lañ fa war a defaraat bari na ndax moom hôpital ba ci boppam dafa jagadi moom loolu kaddu yooyu jural na ko ay daan yu nu ko teg gannaaw daan yañ ko teg directeur ba amal ko kii di Ali Bandel Niang toogal groupe Futurs Médias ci diwaanu Matam tase na ak moom ñu teewlu docteur Mamadou Demba Ndour gynécologue foofee ca hôpital bu Matam. ci post page am Facebook la yëkkati ay kàddu doon wax ak njiitu réew mi laata muy tàmbali tournée économique fii ci Matam gynécologue bi nekk ci hôpital régional bu Matam doon itam ab syndicaliste dafa jël xalimaam di ñaawlu tabaxum hôpital Matam bu bees ci ab bërëb ba mu ne sax kenn amagu fa étude naka noonu itam hôpital ba mu ñu ubbi ci Agnam nee na gaa ñi dañ cee yàkkamti nde pareegul te sax personnel ba ñu wane njiitu réew mi foofu bi mu paree inauguration bi rek la ñëpp takkaat seen ay bagages daal di dellu Ndakaaru fi ñu jóge woon ñàkkum ambulance ci département bu Ranérou faatu bi jigéen ñi di faatu ndax ñàkkum jumtuwaay ci bërëb bu fajukaay yi mu di ay jafe-jafe yu bëri yi nga xamante ni Mamadou Demba Ndour bind na ko ci postam boobu ci page Facebook mu mel ni ab bomb gannaaw bi mu xamle itam bokk na ci sénégalais yi bëgg a fas yéene taxaw ngir xeex ñetteelu mandat président Macky Sall tole bi mbir mi yëkkati nag bokk ci ab demande d'explication laata nag ñi koy indi ay sanction teg ko ci ndoddam mu di nag li nga xam ni docteur bii di gynécologue ñaawlu na ko ba fu ñaawlu yem. sanction yi directeur hôpital de Matam teg ci sama ndodd man Mamadou Demba Ndour chef de service maternité hôpital régional de Matam maa ngi koy dund ak naqar bu métti ak tiis mais jiital ci gëm yàlla ba nga xamee ne bi ma yëkkatee sanction yi teg ko sama kaw ba ko Sénégal yi yéggee ba ko waa Fuuta yéggee ñëpp jóg nañ taxaw fu ne nit oowee na ma fa di ma féddali cofeel bi ñu am ci man ngir liggéey bi ma fa liggéey si sama juróom-benn at man nag di ndawu Sénégal am naa sañ-sañ njiitu réew mi xam ne moo jiite réew mi yore sunu lépp tey gannaaw yàlla buy ñëw di ñu gane si ma ne ko kilifa gi dalal ak jàmm fii ci diwaanu Matam ma ne ko kilifa gi diwaan gii ngay ñëw sonn nañ lool ci lii ak ci lee ak ci lee tumuranke nañ ci lii ak ci lee ak ci lee lépp jëm ci wàllum wërgu yaram xam nga man Matam man kottu laa fa dëkkuma fa mais ña fa ne na ma leen jàppee noonu laa jàppee sama rakk yi ma bokkal ndey ak baay moo tax su ma waxee lu mën na leen loo xam ne mën na rafetal seen dundin ñoŋal seen wërgu yaram loolu ku ma ci jaajëfalul waroo ma ci jéem a xoqatal wala nga ma ciy jéem a bunduxatal jéem nañoo sunu pexe nag ba interpellé njiital hôpital régional bu Matam mi signé sanction yooyu ñu teg ci bopp gynécologue bi waaye kilifa gi di Arouna Ndiaye lim ñu xamal ni moom sanction yi dara it yëkkatiwu ko lu dul anam bi mu ne docteur bi xaawi na suturu délibération conseil d'administration bi Arouna Ndiaye sax di ñu xamal itam du benn manipulation politicienne moo nekk ci gannaawam ba waral sanction yi mu teg ci ndoddalu docteur bi di Mamadou Demba Ndour. di fàttali ni docteur Mamadou Demba Ndour gynécologue la nekk chef service bu maternité bu diwaanu Matam ñu wax ba tey ci wàllu wér-gu-yaram ak bloc opératoire bu hôpital régional bu Kaolack ñu ne nag warees na ko ñoŋal ci wàllum jumtukaay waaye itam ci wàllum personnel ndax nee ñu bloc boobee defaraat nañu ko ba noppi waaye nag fi mu ne nii la cay ñuul ca soow ma rek mooy lu jëm ci wàllum personnel bi ak jumtukaay yi warees na ko gën a yokk ba mu gën a ñoŋal boobu les liggéey Ibrahima Diame ak Fally Gueye ñoo fa doxantu ñu teewlu seen gëstu. ay bërëb yu bees tàq yanju lool bloc opératoire bu hôpital régional bu Kaolack daal dinañ koy defar ci biir ba ci biti li ko dalee salle d'attente bi jaar salle d'opération yi ba ci salle de stérilisation bi ba ci salle de décontamination yi foofu yépp daal dinañ koy beesalaat yaatal ko. ñu bari doon nañ leen war a opérer seen ay rendez-vous doon sori bay ëpp ay juróomi weer loolu li ko waral mooy rang bi ndax ñëpp mënuñ leen opérer ndoo ndaxte saal yi doyul woon léegi nag ci réhabilitation bi ñu def jóge nañ donc ci ñetti saal yooyu yóbbu nañ ko ci juróom benn saal yi. bërëb yu bees yi nag soxla na matériel bu bees renforcement lii di équipement yi. équipement yi effectivement parce que bu ñu nee salle opératoire du rek barab bi waaye c'est surtout comme lii ngeen di gis seen ginnaaw il faut que mu am machine bi nga xamee ni mooy surveiller nit ki ak di ko nelawal
il faut que mu am taabal ba nga xamee ni dina wuteeg taabal yi nga xamee ni mooy nekk ci kër yi ala feneen wala yi ñuy seetee maladie ndax taabal yi dafa am yeneen yu muy laaj. personnel bi itam soxla na renforcement bu baax a baax muy ay anesthésistes ak ay chirurgiens ngir ñu gën a taxaw ci demande bi nga xam ni bëri na lool. waaw mbirum personnel. effectivement bu weesoo tabax ba équipement bi il faut que mu am ñu koy liggéey te ñu koy liggéey nag du koy jóge fu ne rek. il faut que lu ñuy wax personnel qualifié. hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack nag pare noonu la ngir bokk ci hôpitaux yi seen bloc opératoire gën a mucc ayib ci Sénégal bu fekkee ne demande boobule jëm ci wàllu renforcement personnel ak équipement saafara nañ ko. Ibrahima Diame ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ba tey ci wàllu wér-gu-yaram ak benn ci kuréel yi toppatoo lu jëm ci wér-gu-yaram ànd itam ak pollution maanaam xeex wér-gu-yaram la ñuy toppatoo ak xeex lu jëm ci pollution ñoom it ànd nañu ak UNICEF ak ñeneen ñoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu yu ci mel ni ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci Sénégal ngir daal di amal ay gëstu aj rek ci jàngoro ji di asthme ci daara yi la ñu bëgg rek mooy am xibaar yu wér ci mbir mi ndax nee na bu nu ko amee mën nañoo xeex lenn ci gune yi am asthme di jànkoonteel ba tax na sax ñuy bàyyi jàng wala bokk teew gi ci classe gi du am nanu ko bëggee bokk na ci bërëb bu jàngalekaay ya ñu dem collège bu cathédrale dañ ci ànd ak sunu bàjjanu gox Fatou Kiné Dem mu ànd moom ak Pape Sangone Mbaye. ay vidéo ay laaj yu jëm ci màndarga yi soxal jàngoroy asthme ngir xam tolluwaayu jàngoro ji nag ñu ne dina baax it ñuy dugg ci biir daara yi loolu sax dina tax ñu gën koo mën a natt. étude bu internationale la bu nga xamante ni dañ koy xaw a dañ ko transformé ba mu xaw a méngale ak suñu réalité donc loolu xale yi dañu mën gis seen bopp pour que bu ñu mën a bu ñuy tontu dañu mën a répondre ci question yi bu ñu paree ñu projeté benn vidéo bu wane ni. nga xamante ni dafa am asthme naka la signes yi di feeñee ci moom xam nga boo nekkee ci hôpital ñu feebar rek wala ñi nga xamante ni seen feebar da leen sonal ñoom rek ngay gis. ndongo yi amee jàngoroy asthme bari na lool lu ñu dul dem école mbaa sax ñuy tardé loole nag lu koy indi du dara lu dul crise yi ñuy jànkonteel saa su ne. dañuy ñëw bëri nañu loolu ñu ñëw inspection médicale léegi nag jàppale nañu ba am nañu nébuliseur bu ñu ñëwee dañ gaaw a daal di leen defal nébuliser leen daal di mën leen après orienté beneen mais li ñu njëkk def mooy dañ leen di nébuliser ba crise bi jàll après nañu doog nag léegi yóbbu leen hôpital. wàllu environnement bi nag dafa am lu muy indi ci kii amee jàngoroy asthme. bu fekkente ni asthme bi existe na ñu dem nag xool dans le domaine kii bi xool asthme bi lan moo ko waral est-ce que xale bi daf ko judduwaale est-ce que xale bi ci environnement bu mu nekk bu muy évoluer environnement boobu muy bon te bu ñu nee environnement bu muy évoluer mooy environnement bi ci kër gi muy kër gi mu dund fu muy yeewoo fi déjà fu mu dëkk ak tam buy quitté kër ga di ñëw ci passer une bonne partie de moment presque ci journée yi ci école bi la koy nekk est-ce que école bi tam environnement bi tam nu mu mel. gëstu bi nag mi ngi soxal juróom ci daara bokk na ci lycée bu Blaise Diagne lycée Yeumbeul lycée moderne bu Dakar ak collège bu cathédrale ak Hyacinthe Thiandoum bu ñu ca noppee nag ñu ne dana am plan d'action bu ñuy tëral solo si nag mooy gën a ñaax askan wi ngir ñu gën a xam jàngoro ji di asthme. Fatou Kiné Dem ñu sant ko bu baax gërëm ko jeexale ak gëstu bés bi ñu jagleel ko lu jëm ci wàllum ceebu jën ndax dina dugg ci patrimoine maanaam moomeelu àddina bi yëpp laaj la bu nu samp bu ñu ko bëggee xam daanu taaxirlu ndax fukki fan jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre ca Sri Lanka atum 2021 ca la lépp di leeree xew-xew bi nag amaloon nañ ko niki démb ca diwaanu Ndar Géej ci teewaayu lenn ci ndaw yi UNESCO askan wa waaye itam ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu wi ceebu jën saa yu nu ko tuddee daanaka toftal ca Penda Mbay foofee ca diwaanu Ndar Géej am na fa taarix fonk nañ ko lool itam lu ci mën a am rek ñoom ñu yëngatu ci wàllu wi ña nga soobu ci ab xeex dañu jot na nag ñu wàññi wala boog bàyyi saf-safal yi nga xam ne day dindi daal cafka bi ñu yàgg di am ci ceebu jën dañu dem ci diwaanu Ndar Géej fekki fa Ousseynou Diop mu ànd ak Habib Seck. ceebu jën Penda Mbay plat la boo xamante ni dañ ko ràññee bu baax a baax ci diwaanu Ndar Géej ak nañu jëlee dossier yi yóbbu ko ca UNESCO ngir mu bokk ci patrimoine culturel immatériel loolee ci diwaan bi ñu ci bare rafetlu nañ ko. ndax
mooy suñu plan national la mer particulièrement bu Saint-Louis ndar dëgg su dee mu ngi dund fii ci Saint-Louis su toogee 2 jours lekkul ceebu jën bopp bi dee mitti. Aïda Ndiong toggkat la ci diwaanu Ndar ñu ràññee ko lool itam moom ci gis-gisam di waral caf ko ceebu jën lu bare la. ceebu jën Ndar moom boo nee ceebu jën Ndar rek jeexal na wax waaw ceebu jën Ndar rek jeexal na wax. dawlin sens nga dëbb sa laaj sa soble def si sa persil def si sa céleri daal di rosi ak yi nga xam ne moom c'est personnel c'est ay secret personnel. Amali Si moom mu nga jóge ci France ñëw doon noppali ko ci douane bi ñu fekk ko ci restaurant bii mu nekk di xewlu ak plaatu ceebu jënam moom la mu gis mooy décision boobu UNESCO bu ko jëlee dina baax lool ci Sénégal. jën moom dafa neex su ñëwee Sénégal la première chose qu'on a envie de manger c'est du ceebu jën parce que ceeb bi moom suñu waxee Sénégal rek dañuy xalaat ceebu jën waaw donc c'est très important suñ ko defee ci patrimoine bi parce que plat bu nga xam ni du Sénégal rek lañ koy lekk tamit. ñu ci bare nag nee nañu li yàq nag jamono jële ceebu jën mooy bouillon yi yéen cay dugal ndaxte caf ko ga day soppeeku. ci la bokk am na say petit secret yoo xam ne da nga ko ci def luñ see gën a xeex daal ñun ci ceebu jën xam ne war nañ ko ci génne mooy lu mel ni wàllu bouillon yi loolu daal ñun ci suñu gëstu ak suñu liggéey ñun génne nañ ko ñu teg da ko. ceebu jën Penda Mbaye nag doon lu am solo askan wu bare moom la ñuy añee touristes yi jugee ci yeneen réew ñëw ci dëkk bi ñu ci bare ci ñoom di koy ñam waaye nag ñi nga xamante ni jamono jëlee seen xel moom dina nekk ci ceebu jën mooy doomu Sénégal yi nga xamante ni ñu ngi dund ci bitim réew. Ousseynou Diop ni ko woykat bi waxee ceebu jën Penda Mbaye mooy sunu plat national jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi Chérif Diop noppi na dégte leen ci xibaar yi ci français di leen dig daje ëllëg incha allah ci waxtu wi desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf ci seen cofeel jaa ngeen jëf ci seen kóolute duñu taay di ko